nekkoon ak ñu buñ leen di fàtte si ñun lañ bokk way juree xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne saa su ne ak képp ku ñuy safoo di ñu ndamoo saa su ne Asma. Aïcha mi ngi noonu moom sama yaay ji dañu koy ziar nuyu ko saa yu génnee rek gën maman sama fa rafet na macha allah. koo xam mi ngi toog dañu seetaan ma ngi nuyu di ziar Coach Moussa di nuyu Binta la jolie macha allah di la nuyu yow Asma Khadija di nuyu képp koo xam yaa ngi toog dañu seetaan di leen ziar di leen baalu àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam mais aw ma dàkkantal. kan dàkkantal Talibé Cheikh. waaw mais amul Talibé Cheikh mag bi ma lay ziar. wala nga am loo ma dàkkantalee sax. sama yaay moom dàkkantal nii lan la yow lan la. yow le grand coach. maman nag léegi nag yow sa doom yi gis naa ne yaa ngi parparloo quoi. non 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 maman bàyyi loolu. ñi may seen taaw. yow yaay sama taaw bu góor il faut pas que fii daal nga topp ruubekat bi. ni xale yu doy waar ñoo fi nekk sosal kii ruubekat la. ruubewu lan. day ruube rek dama laa ndoro France. yaa ko fi tudd man. ça va maa ngi lay ziar. Asma maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar maman bul ko wax dara xam nga nit ñi bu ñu wooree rek da ngay gis ñi nga xam dañu teel a sonn dañuy génne ay jikko bu ñu leen topp daal macha allah maa ngi lay nuyu bu baax a baax comme niñ la ko waxee macha allah sañse bi yaaññi na rafet na. ñu ngi nuyu coach Moussa bu baax a baax nee na dafa jógee ci poussin dem ci seq. waa kay mi ngi noonu Asma maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow itam. lalal naa la li nga sol macha allah. lalli naa ci sa noir bi macha allah kon nag yow tamit yaa ngi def jongoma merci beaucoup en tout cas coach nga ne. da ngay sat. ay waay yi moom ma njëkk a tooñ su ma ko tooñee nga seetaan ma ak moom. da nga ma bëgg a fàttali. waaye dégg naa le chant qu'on chante le jour par le village. pour que le bon. soit femme debout et du courage. Coach may ñu ko y a des enfants qui nous regardent justement ils sont en week-end aujourd'hui. Moi j'ai la voix rauque. Mais c'est très bien une belle voix. ñëpp yeewu damay taf dañuy taf seen nopp. Garou il a une voix rauque. moom mi bokkul ak instrumentalisation bi ni ñu koy accompagner. dama ko fàtte. yaa ma dàq woy foofu Asma bàyyi ma. dama ko fàtte pour nga jox ko refrain bi. Asma dimbali ma Asma liggéeyal dañuy. c'est pas le matin tout resplendir tout chaud. non bokkul la terre. waaw lu ko chante flamboyant. ah kay mi nga kuy def ngeen seen école primaire ba mu mat xale yi ñuy seetaan jamono ji ñoon defuñu seen primaire xale yi léegi dañuy dem école. mais Asma chanté amatul en classe. récitation. oui récitation dafa bokkoon ci liy forger personnalité xale. parce que sa xarit yi taxaw ngay réciter. man j'aimais bien bu ñu. da ngay fier nga xam ne da ngay def ay leadership di gesticuler pour am la meilleure note. mais daan forger sa personnalité. forger leen aussi sax la ponctuation. waaw nga koy jël bu ñuy wax wala ñuy lecture sax amatul ponctuation. di def ay façon yu. tu sais coach quand j'étais petite comme dama amoon problème de diction j'ai la langue fourchée on m'a fait faire beaucoup de lecture à haute voix. loolu mooy accentuer après sa voix ak sa intonation vocale et même quand booy wax di gesticuler dañ la ci doon noter école primaire. moo tax ñu bëri léegi yow boo toogee fii di ko def dañuy naan déedéet kii dafa bëri ci te déedéet parce que seen école primaire moo matul kon parce que bu matoon à l'école primaire tu vois quand tu fais la récitation nga daan le matin mon beau grand tu gesticules. le cultivateur. et le cultivateur. yooyu dafa amoon de ngay réciter di def ay gestuels yoo xam ne garaaw nekk xale xaw a dooj noonu tuuti. doon naan ndox tey Massa yaa ngi tax Mimikan di ma tooñ sama koppati bi la Mimikan di wax ni coach Mimikan je te salue au passage ak tous les coachs moom nee na koppati la xam nga moom koor gi dafa nekk ci jeexantalam moo tax seen koor mi ngi jeex ñun ñuy dugg xam naa loolu ko jàpp Mimi je te salue ay toute la famille. ñun lu ñu nekk si koor bu mu tax suñu mbokk catholique yi ñu war a tibal ngalax ba ñoo tibal ndogu am na. mais waaw kay yow Asma dafa am sama benn xarit chrétien boo xam dafa ma réer ñu koy wax Corinne Solange Lévry maa ngi lancé un appel. Corinne foo mën a nekk na nga ma woo xam nga sama numéro fàttewu la ko foo mën a nekk appel moi Corinne Solange Lévry. yaay ngalax la de. da nga woote. Aïcha mi ngi doon en tout cas coach Moussa dégg naa ci koor gi ku nekk da ngay am sa bés. bés bu saf. waaw man nag sama bés tay la. non man xam la moom ma si jaaxal. ah des fois da ngay tàmm xiif mais xiifu koor moo doy waar daal. waaw bokkul quoi. c'est-à-dire yàlla ay mbiram dafa yéeme. Aïcha mi ngi noonu mënoon nañu dig leneen rek ba bañ a lekk bañ a naan man loolu laay laajte ba léegi. yàlla sañ naa sañal nga ñaan ko.
daf lay tegloo attan parce que boo ko attan woon du la ko teg. mais dama xam ni kat ni frigo bi neexee kër gi nekk fi nga mën a tëju lekk bu la kilifa wala kenn waxoon ne la bul lekk bul naan sax nga nëbbatu. yàlla daa bëgg ñu fàttali ñi nga xamante ni moom moo leen nattu. du ñu lekk amuñu lu du ñu ñu naan lekk loolu laa ci gis quoi. te aussi dina la permettre nga yar sa bopp. xam nga ñii dañ ci nekk di wax naan mënuma bàyyi li mënuma bàyyi li te bu koor jotee nga bàyyi ko. et puis am na benn taarix bi ñu doon wax diggante yàlla ak ruu bi nga xamante ni xamutoon moom mooy kan. yàlla bi mu ko punir façon punition bu nekk moom daal bu jugee daal wax même chose waaye bi mu ko xiifalee dafa ne man maay sa jaam ju xeebu gii yow yaay yàlla yaay suñu buur. waaw mais moo tax nag loolu dafay tax nga gën a travailler sa yaqin rek xiif day tax nga humble de. mais te da lay jox boo xiifee da ngay nangu suufee. mais te da ngay am force sax bu doy waar. ngay nangu suufee. am na lu bari da nga koy mën weeru koor mais boo lekkee ci période bi ngay lekkee rituellement noonu des 3 repas wala di lekk tout le temps koor ni ngay mënee am puissance ak dal boobu ak tolluwaay bi bokkul sax. moo tax nga gis na ni des fois dañuy kaas fii naan amuñu dépense lii dafa cher lii dafa lii dafa laa bu yàggee dañuy mën a kaas pour rien pour quelque chose boo xamante ni weeru koor bu ñëwee maman benn repas la ñuy respecté. mais ndogu bi bu jotee ñii tàndarma la ñuy lekk naan café dem julli añ la ñuy lekkaat. mais nag si la yàq bi gën a bari loolu laa bëggoon maman wax ci jigéen ñi. moom la indi taxawaay jigéen parce que di dégg da ngay yow gis weeru koor dañ ne dafa war a gën a mais yàq bi si lay gën a bari. suukar si lay gën a bari yooyu yëpp si lay gën a bari yenn feebar yi day faj mais am na si ñoo xam ne du ñu jeex de. yenn njaay nekk si yéen yi moom duñu jeex moo ko. njóobeen buy tooñ. ay waay ko ci yaa fi gën a bëgg a lekk. ñooñu nag ñoo gën a ragal ay moo tax ngay xalaat lekk yi sa man dañ ma mës a gis fu may lekkee yow doo ma bàyyi. Aïcha mi ngoog en tout cas daal vendredi su ne rek Seyda Absa Fall laaxam yu baax yi mu fi doon indi xam naa ndogu la koy def Aïcha mi ngi noonu bis ki tey ci atu yeesu ci ginnaaw ñu àddu ci atu 1976 waxtaane ouverture à Dakar de la conférence du sommet de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest CAO kon nag mi nga ko Binta Ba ci at googule ba tey wàllum koom-koom ak koppar lu ñeel wàllum Afrique de l'Ouest dañuy ko yàgg di càmbaral. oui noonu Asma koom-koom nag je pense que dëkk yëpp képp kuy kër-kër yi moom moo la tax a jóg ndax lépp lu ñu samp gis nañ fi ay structure yu bëri yoo xamante ne teg nañ ko ngir rek à l'échelle continentale ngir ñu mën a suqaliku suñu wàllum koom mais à chaque fois liñ ciy décrier mooy nañ koy tegee xëy na dina baax mécanisme ya koy war a accompagner souvent dafay nekk lajjiteef parce que lu bëri xëy na ci ay législation wala lu bëri la ñuy war a def ci wàllum jokkalante souvent dafay nekk frein je pense que loolu c'est le chef de l'État président Macky Sall laata muy jël bopp Union africaine ñu ngi ko fi wax fan yii yëpp mu ngi doon sàkku ñu am ay code minier continental on doit aller dans ce sens bu fekkente ne lu bëri dañ koy harmoniser bokk ci ay législation xàccandoo dóorandoo dafay baax pour koom-koomu Afrique. loolu moo dem ba jur tey CEDEAO les pays de la CEDEAO ñu dajale ñu ba tey ji président Macky Sall nekk koo xamante ni mooy xar kanamu lépp luy Union africaine mu nekk njiit foofule kon dañuy koy wax rek moom mii nga xamante ni ci réewam ci taarix bi Sénégal dafa yàgg am taxawaay ci séddale jàmm ak dox jàmm ak wax jàmm ak xool intérêt bu Afrique de l'Ouest fan la nekkee mu doxal ko te ñuy amal waxtaan yi fii ci réew mi moom war na cee mën a jël ci taarix yooyu expérience ngir xool naka lay gouverner Union africaine boobu nga xamante ni moom moo di président bi le 1989 moomoon nag ci la ñuy addu waxtaani incident sanglant survenu entre bergers mauritaniens et cultivateurs sénégalais sur l'îlot de Doundé Khoré dans l'arrondissement de Diawara mu nekkoon fait boo xamante ni le 21 août le Sénégal rompra ses relations diplomatiques avec la Mauritanie celles-ci ne seront rétablies que le 3 avril 1992 Sénégal Mauritanie 88 89 xam nga xawoon na tàng xam nga seytaane mooy dugg fu mu xajul danañ ci Yàlla musal te dañuy wax ne weeru koor Yàlla daf koy tënk tabarkàlla macha allah muy ñaari dëkk yoo xam ne dañoo chevauchante fii ñun bi ñu juddoo nekk ay xale bitig yëpp bitu naar la woon. ñoom Sidi Naar ñoom Ahmed Naar ñooñu rek nga doon gis ñooy jaay ci boutique yi yor magasin yu mag yi di fa jaay fii tam am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi dem Nouakchott implanté fa dëkk fa am fa ay teranga di ko indi fee ci suñu réew te loolu dafa indi woon benn yàqu-yàqu boo xamante ne gêné woon na ñaari ñëpp. donc ñu dem ba amaat jàmm ci suñu biir te loolu foog naa ni à part de maintenant dara doodu ko yàq parce que kenn ku nekk am na fu sa droit yem foo xam ni sa droit morom foofu lay tàmbalee kon kenn ku nekk war nga yem ci li nga moom bañ a tooñ sa morom ndax bu ëllëgee liñ naan le droit des uns ne le donne pas le xaw ma
ta liberté se limite là où celle des autres commence. waaw commence celle des autres loolu dafa am solo kenn ku nekk fonk li nga am yem fi nga war a yem ba te bu bëggee ànd ak nit kenn ku ne da ngay jox sa morom cër kenn ku ne xam li mu moom ci yow nga jox ko boo ko defee li nga moom ci moom dina la ko jox su ko defee jàmm yàgg ñun ñaari dëkk la ñoo xam ni yàgg nañu séq jàmm yàgg nañ ko doxlante naar yaa ngi fi sénégalais yaa ngi Nouakchott kon loolu je crois que histoire moo ko indi woon mais yàlla buñ ko gisati. moo tax nag sénégalais yi tukki wala képp ku bàyyi sa réew di dem réew jàmbur wala ci diggante frontières yi nañuy fexe bay doxal jàmm lu mel noonu bu ñu fàttalikoo naroon nañoo dal fale ca Gambie. ndax kii nga xamante ni dafa sàccoon waaye tamit diggante mool yi ak mool yi fële ca Mauritanie ci fi nga xamante ni moom moo di Gambie dañu war a bàyyi xel bu baax a baax jikko ju rafet dafay yàggal nit ci dëkk. Asma partage de l'Afrique comme niñ ko waxee ay nit ñoo toog autour d'une table ku nekk ne dëkk bi xëy na maa koy jël dëkk bee maa koy jël loolu indi xëy na ni ñu tracé baaxul parce que da ngay gis dëkk ci biir dëkk mais loolu nag li koy dépassé mooy xel bu rafet mooy raison mooy itam dund boo xamante ne war nañ dépasser souvent les intérêts xam ne ñun ñi vraiment li ñu dajale moo ëpp fuuf li nga xamante ne moom moo ñu séparé comme ni nga ko waxee récemment gis nañ ñun tamit ak maliens yi accident bi fi xewoon naroon indi ay jeexital mais heureusement ba nga xamante ne yàlla wis na ci ndox mu sedd Mauritanie itam comme ni nga ko waxee gis nga gaz bi nga xamante ne moom moo dox suñ diggante ak ñoom souvent pêcheurs yi dañ fay bëgg a dem licence yi mu nekk autant de problèmes yoo xamante ne frontière artificielle Asma du rek dans le continent africain mais partout dans le monde souvent da ngay dem foo xamante ne da ngay jéggi sa tànk tegaat ba ca des ñu ne la dugg nga ci dëkku diw donc loolu nekkul loo xamante ne tey jii je pense que état yi sax régler ko mais population yi ñoo ko war a régler ci seen savoir vivre ak seen dayoo bu ko defee dafay gën a neex parce que on n'a pas intérêt di xuloo ak yenn dëkk yoo xamante ne amal nañu njëriñ à l'image de la Mauritanie boobu nga xamante ne butigu naar yi yàqoon nañ fi mu am ay yàqute ay jeexital ci wàllum koom-koom ay sénégalais jëlee leen Mauritanie rapatrier leen au Sénégal ñu dagg ay relations diplomatiques lu yàgg loolu xam nga vraiment lu néfaste la encore une fois pour koom-koom nañuy fexe di wéyal jàmm parce que nag suñu intérêt ci la nekk. Aïcha ñu dugg très rapidement ci wàllum tàggat yaram dalal coach Moussa ci fitness comment travailler le bas du corps pendant le Ramadan maanaam suuf gi. suuf gi waaw comme lu kër bu amul poto du taxaw comme ni nga koy waxee c'est la même chose que ci doomu aadama bu dul weeru koor nag da ngay gën a intensifier programme bi mais xam nga koor gi métti koo xamante ne mënul ànd ak benn liggéey bu intense bi wala benn liggéey bu métti bi donc pour ne pas muscle bi bu koor gi jeexee mu bàyyeeku wala ngay reprendre à zéro moo tax à chaque fois durant tout le mois de Ramadan dañ leen di concocter ay programme yoo xamante ne mixé la ak ay mouvements yoo xam ne dina la permettre nga garder sa forme garder muscle bi boobu jeexee nga delluwaat ci sa rythme normal donc sur ce ñu ànd ak waa régie xool élément bi dellusiwaat sur le plateau.
Aïcha mi ngi noonu en tout cas coach Moussa c'est pas la tête qu'il a sur les épaules mais c'est des poids que tu as sur les épaules là. C'est la tête sur les épaules toi aussi lii mouvement rek la. C'est des poids coach Moussa am na ku ma ne ma wax la ne la non moi je vais me lever je vais te dire la vérité tu as trop de muscles là c'est bon non mais c'est bon. macha allah tifli leen ko. xam nga waaw tabaarakallah macha allah xam nga bëgg suukar bu deewee ci taatu saaku xorom wala kaani dañ koy duma. nañ ko fekk ca lem. le reflet de ce que tu fais rek le reflet la rek. doy na nag dafa am Fatou Kiné Ndiaye depuis Liberté 5 sama xarit loon mais nee na yow la fan. paaka fan mu ngi lay nuyu yéen ñëpp ak waa plateau bi xam nga. ak ñoom Fatou Kiné ñoo ngi koy ziar. ak ñoom Fatou mais moi je pensais que le poids c'était pour travailler les muscles quel est le rapport entre le bas le travail du bas. léegi ma laaj la. waaw soo tabaxee sa kër. waaw premier deuxième troisième ba terrasse léegi pour nga dem terrasse bi fan ngay jaar. suuf nga yéeg waaw yéegee dem ci kaw. comme ni tu as l'habitude de le dire pectoraux pour avoir des pectoraux il faut avoir des bras. ci Moussa weeru koor lañ nekk. non je te dis si tu n'as pas de non je t'explique yow yaa koy wax tout le temps pour avoir des pectoraux ou avoir une forme boo xam ne dafay nice il te faut des bras pour solliciter loolu donc pour le bas il faut que ci kaw la nga teg poids bi charge la. charge pondérale boobu c'est complémentarité tu peux travailler avec le poids de ton corps. seulement avec le poids du corps mais boo defee beneen surcharge ça dépend corps la moo tax ñu wàññi ko def bu ndaw mais bu dul corps comme les compétiteurs wala les bodybuilders wala ñu def culturisme wala discipline bu mënti nekk am nga poids boo war a pousser am nga poids boo war a yëgatee ak noo ko war a yëgatee soit day explosif soit day lent soit day am nu mu tudd step by step escalier les doon par escalier donc lii bu dee pour maintien la pour le ramadan tu as vu ay small group la ñuy def 4 personnes wala 3 wala 2 donc da leen di permettre yéen ngeen mën di liggéey. mais lii c'est pour les sportifs de haute. même les sédentaires wala ñu nekk ci kër yi mën nañ ko def si vous êtes en groupe day gën a indi ambiance kenn ku nekk compté par 2 doo ko jàpp mais des gars tu dis 1 2 je dis 1 2 ainsi de suite on fait le tour au bout de quelques secondes mën nañ def 20 répétitions sans ñu sentir ko donc dina la permettre nga diminuer rythme bi nga xam ne dafa intense nekkul luy daw parce que boo nekkee ci weeru koor lépp luy daw yu bari yooyu noonu moom il faut que nga diminuer ko bu fekkee da ngay woor wala nga bàyyi ba ndogu comme j'ai l'habitude de le dire nga di ko def mais charge bi ngay insisté noonu di wax charge bi par étape la su fekkee da nga nekk ci benn dynamique boo xamante ne da ngay quitter pour jóge ci suuf dem ci sommet bi da ngay def du plus petit au plus grand wala nga jógee du plus grand au plus petit mais pour nga def du plus grand au plus petit boobu day fekk yow yàgg nga nekk athlète de haut niveau wala quelqu'un boo xam ne yàgg nga def sport boobu programme confirmé la du dugg ci programme intermédiaire mais du plus petit au plus grand c'est pour un débutant c'est aussi bon pour des intermédiaires et aussi bon pour des confirmés pour que ñu gën a mën a am explosivité boobu mais li ñu soxla weeru koor la buggoo bàyyeeku donc da ngay dem à la salle wala sa kër foo mën ci nekk rek am benn distance espace bu ndaw mën nga jël say poids say bouteille d'eau le poids de ton corps fob sa doom mën nga foo ak sa doom nga lonko ni aussi jël madame aussi mais nag bu wooree moom boo gàddu madame moom bu diisee yàlla boo ànd ak moom. jël madame xoolal maman bi muy daaneel. loolu laay ragal nag. ay jël madame na fekk mu oyof daanaka si jël madame. non da fekk mu oyof waaw loolu dafa neex. bàkkaar amu ci. coach. waaye bàkkaar amu ci. dendale ci weeru koor laaj ko Mbaba. tonton Maba waaw moom bu ma tontoo rek sama xel day dal tonton Maba mën nga ma tontu est-ce que ci weeru koor nga fob sa jabar aay na wala aayul. non dara new si aayul aay na ci bët. damay xam nga cosaan gu rafet dafa am du màtte bu dugg sa loxo. cosaan gu rafet dafa am. abstention daal dañ koy wax pour. cosaan gu rafet la non waxin la rek pour te dire que day indi ambiance avec la famille. donc boo ndogoo ba pare waaw mën nga def noonu madame wala xale yi. madame bu daw de madame bu toll Ndeye Diop de ko am. wala sama bàyyi sama doom bàyyi Ndeye Diop sonal nga trop. Ndeye Diop sama doom bu jaay la waaye yoo xam naa madame la boo xam ne ku bëgg a yar. ba da ngay ànd ak moom yegg suuf doo desi ëpp. sama rax ji Mouhamed Nazir Vertu mu ne ma dafa am ku mu nekkalo mu koy naan sordissé mu ne ma bi ma ko xëccee ndaw si da taxaw tak ma ne ko waa poids lourd la poids lourd la. voilà juste que noonu la asma pour que tuuti mu am ambiance am astuce ak li muy àndal donc c'est bon nañuy gën a sport koor budul koor mais bu nekkee ci koor gi nañ ci bàyyi xel modéré ko ñi nga xam ne wóor ba 5 heures topp corniche bi ma gis ñi daw suñ ko bàyyiwul dinañ dégg ici repose. Aïcha mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup. nañ bàyyi loolu sa ëpp naa def xam naa dinañ ko bàyyi. war nga si di daw rek woor nga koy dawloo di ko sport loolu. nañ bàyyi da lay loolu il déglu faut rek pas prendre de risque. Aïcha en tout cas merci beaucoup. c'est moi Moussa mi nga ko kon nag Biti Diop maa ngi koy ziar bu baax a baax mi ngi ñuy baalu aax ñu koy baal aax itamit di ko baalu itam moom aax bu ko defee nii la. nee na Diop Ousmane Diop Ngone Diop.
ñëpp ay Diop macha allah Diop. man maa arrêté di tàgg nit. soldat c'est partage. awa Diop. partagé leen boo leen partagé mu gën a neexati. Aïcha mi ngi noonu ñu jublu nag ci Binta Ba waxtaanee économie entrepreneuriat l'entreprise locale pour le développement d'un pays kon nag mi nga ko ñu ñëw ci. Asma entreprise nag bu fekkente ne da nga bëgg a développer li nga xamante ne moo di sa koom-koom da nga war a fexe ba entreprise yi bëri fa te nag développer te buñ ko xeeb nag donte sax dafa commencé ci PME kàddu yooyu nag mi ngi bàyyeekoo ci ki nga xamante ne moo di Tidiane Thiam Asma Tidiane Thiam nag c'est une voix autorisée ndaxte bëri na ay makkaan ci àddina bi yoo xamante ne moom dirigé na ko nekk nag doomu Côte d'Ivoire waaye itam donte Côte d'Ivoire la bàyyeekoo ñun sénégalais yi dañ koy ndamoo c'est un africain pure souche boo xamante ne fàttewul ay cosaanam à chaque fois il se prononce ci loo xamante ne nii wàllum koom-koom la loolu la dénk suñu ay naataangoo yu faree fële ca RFI Mam Sidi tonton Mabba ak ñi nekk régie bu élément bi yembee dañuy dem jëli ko desiwaat léegi sur le plateau. Je suis un fanatique des PME. Moi, je crois beaucoup en l'entreprise. J'ai été parmi les personnes qui ont préparé le sommet là, de 18 mai avec les chefs d'État africains et j'ai fait venir Shola Akinlade parce que je voulais qu'un entrepreneur africain qui a créé une PME leur parle et ils l'ont écouté. Ça a été vraiment une bonne interaction. Et aussi une dame du Bénin, excusez-moi, son nom échappe. Et vraiment, mon discours, c'est que moi, j'ai été patron d'une très grande entreprise internationale et de très grandes entreprises internationales. Je dis toujours aux dirigeants, pas seulement africains, dans tous les pays, parce qu'il y a d'autres pays qui m'écoutent aussi, et je leur dis, voilà, la première question qu'on pose quand vous êtes patron d'une entreprise comme ça pour aller investir quelque part, c'est comment se porte le tissu d'entreprise locale. Ok ? Je leur dis, c'est comme si vous visitiez une planète étrangère, science-fiction, vous avez un scaphandre, vous allez regarder, est-ce que la vie se développe sur cette planète avant d'enlever votre casque. C'est exactement la même chose. Et s'il n'y a pas de vie économique locale, vous n'irez pas. Donc je l'ai dit, et c'est un message qui, je pense, est entendu, la priorité numéro 1 des gouvernements, c'est de s'occuper de leurs entreprises domestiques. Okay ? Et il n'y a pas une seule grande entreprise dans ce monde qui n'a pas été une PME au jour. Je peux multiplier les exemples de Bill Gates et Microsoft, de Allen Zhang et WeChat en Chine. Enfin, ça commence toujours à 2 ou à 3. Monsieur Renault et ses frères, ils ont commencé à Boulogne dans un atelier. Donc, je dis aux pays qui veulent de grandes entreprises, occupez-vous de vos petites entreprises. mu nekk ay kàddu yoo xamante ni kenn du ko natable il est vrai qu'il serait temps justement Afrique gën a recroquevillé ci boppam ba pare dooleel ay entrepreneurs am. Asma moom nag bu waxee dañ naan ko gongo dañ ko koy nangul ndax àddina yëpp ñoom ñoo ko nangul macha allah xarañam ci wàllum koom-koom ba fépp fu mu jaar rek comme ni ko xale yi di waxee dafay bàyyi ay traces mu nekk directeur général de Crédit Suisse moom nag jaar na fa Asma bu ñu commencé woon xëy na di ñëwaat ci biographie di ñëwaat ci viom li mu am ci ay lijaasa duñ ko mën a lim xëy na dinañ ko woon lim ba émission bi jeex te du pare donc PME comme ni mu ko waxee nañ jàppale les entrepreneurs képp ku ci nekk boo bëggee sa réew suqaliku tu n'as pas autre choix que nga dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñooy produire des emplois ndaxte nag benn entreprise xëyul rek sotti comme niñ koy waxee xale du judd rek dox dina raam dina def leneen ba nga xamante ne dina dox donc entreprise yi ci niveau boobu la ñuy toll dinañ toll foo xamante ne tey jii dafay metti lool ñu nekk ay entreprise yu ndaw mais état yi ñoo leen war a jàppale comme ni mu ko waxee bu ñu leen jàppale au fur et à mesure joxe na ci ay exemples yu baree bari ñoo xamante ne tey jii ay géants lañ seen wàllum liggéey ne ci lu tuuti lañ tàmbalee di raam di jóg ba nekk ay entreprise yu mag a mag mais nag Asma réew boo xamante ne amul benn entreprise wala entreprise yi dañuy xël di tëj à chaque fois pauvreté rek lañ fay gis te loolu mën nañ ko vérifier sax ci suñu sphère bi ñu nekk tey jii dans les régions du Sénégal fi nga xamante ne amoon na ay entreprise amatu fa da ngay gis xale yi dañuy màngaan dañ fay jógee di ñëw fi nga xamante ne moo di Ndakaaru te buñ ñëwee xëy na lan la ñuy mën a def jaay loolu exode rural boobu indiwaat fi benn population bu bëree bëri buñ ñëwee ci ay conditions yu précaire la ñuy nekk souvent loué benn néeg pour autant de personnes yoo xamante ne dinañ fa mën tëdd te li ñuy am du leen doy donc encore une fois bu ñu waxee ni ce n'est pas à l'État de créer des entreprises mais itam moom moo war a teg climat bi nga xamante ne bu Asma jógee dina ko mën a am ci façon bu yomb Mama Ndaak naka noonu coach kazalika léegi bu ñu ko amee fu nekk mën a nekk toog ci sa dëkk liggéey fa am salaire am pouvoir d'achat mën a jëndee nu mu la neexee Asma. c'est important en tout cas ñu jublu rek ci ñaareelu ponk bi. mais Asma balaa ñaareelu ponk bi li ma bëggoon laaj Binta Ba foofu ci lu ndaw rek lan moo ñu teree décoller ba léegi en tant que économie bi nga nekk lan mooy problème mu Afrique ak potentialité bi ñu am ni yëpp
c'est quoi lan mooy problème bi sa jàngat bu ndaw. dafay rejoindre rek li penseur bi waxoon nee na africains yi dañu nekk benn mania boo xam ne ñu ngi toog ci mine d'argent parce que bu lu ñëw lépp lu ñuy wër ci lu mën a développer dëkk mi ngi fi en plus de ça am nañ des personnes qualifiées mais li ci metti mooy xëy na souvent les pays ne peuvent pas les retenir parce que da ngay gis ñuy dem di servir à l'extérieur à l'image de moom mi Tidiane Thiam il a été dans son pays mais bi nga xamante ne question politique yi metti na dafa préférer màngaani dem feneen donc suñu réew yi tamit war nañ di leen jël Matar Diop indi woon nañ ko récemment le président de la République élevé ci commandeur dans l'ordre national du Lion xaw ma du si je ne m'abuse donc loolu itam Asma ñu war leen mën a retenir téye leen jëfandikoo seen expérience ak seen expertise mais ñi fi nekk aussi ñu jàppale leen ni nga xamante ne dañ koy def ay exonération fiscale pour d'autres personnes yi nga xamante ne ils n'habitent pas au Sénégal wala ci Afrique yi ñu mën ko defal les Africains de souche ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk bu ko defee patriotisme économique bi ñuy woote dafay gën a yaatu secteur privé bi ñu leen di jàppale Asma parce que dañuy gis club des investisseurs am na fi am na ay regroupement yu bëri def nañ ko mais marché yi duñ ci jotee comme ni mu waree loolu itam nekk autant de combats autant de questions yoo xam te ne ñu ngi nekk sur la table kenn ki ñu ci mën a jàppale mooy le président de la République. Mais au-delà du président de la République dafa am loo xamante ni yéwén la quand tu vas dans un pays comme la Côte d'Ivoire les opérateurs économiques dañuy booster seen jeunesse dañuy ut relève économique dañuy xool xale bu am ñam ci seen fànn ñuy dolli ko xam-xam ak i koppar même bu dee dañ ko koy lebal au-delà de l'État à chaque fois bu ma waxee ñu ne la da nga far ci État déedéet gis nga si tu fais beaucoup de pays de la sous-région di nga xool Centrafrique day doxee noonu aujourd'hui le Gabon ça marche comme ça la Côte d'Ivoire idem boo demee ba Cameroun idem Afrique moo métti ñun ñoo war a jàppalante te bañ a xaar état parce que ku toog ci boppu nguur gi baa la ko wax le candidat yi nga xamante ne dañuy présenter à la présidentielle yépp dañuy ñëw ak ay promesses bu ñu xasee ba yéeg peut-être y a d'autres réalités qui les rattrapent mais ils arrivent difficilement à tenir leurs promesses alors autant prendre les devants suñu entrepreneurs yi suñu opérateurs économiques yi club des investisseurs wax nga ko mais aujourd'hui ban jeexital la amagum koo ci dégg ni am na ci subvention mooy bokk na ak diw quelque part il faut qu'on arrête ça il faut qu'on prenne des gens talentueux et que même au-delà des gens talentueux qu'on délaisse un peu ñi nga xamante ñoom nga bokkal directement c'est comme ça qu'on aura la communication de bouche à oreille man de bokkuma ak diw lenn te bi ma demee diw dafa xool sama projet la jël kooku noonu da nga koy yokk jom parce que dee naan kon xaaral ma jéem a mel ni kii nga doon référence am ak repère am noonu la ñuy dompter ak les mères inquisitrices noonu la ñuy defee li nga xamante ni moom moo di l'inquisition des gens et c'est comme ça que les opérateurs économiques devraient parler jamono ji ñuy waxtaanee fële ca Côte d'Ivoire tous les opérateurs économiques de la filière tout ce qui est pêche import-export ñoo ngi dajaloo ba démb ñoo ngi dajaloo en réunion pour xool ñaa nga xamante ni dañoo suufee nekk en voie de développement am xam-xam ba pare mën a liggéey naka la ñi pare mën leen a dimbalee kon nag bu ñu dajaloo di def loolu mooy vrai club des investisseurs. pare Asma il faut que des fois ñu jël benn moment club des investisseurs ñu toog waxtaan. mooy am na ñoo xam ne que ay investisseurs la ñu woon fii ci réew mi di participer ci développement économique xëy na tey am nañ ay problèmes mais est-ce que ñoom ñi nekk bokk métier parce que ñii bokk teen ñooy laxasoo ay gocc ñoom ñoo war a jàppalante. mais xoolal le gars Talla bi nekkoon ci affaire ubbi woon na fi société bu tudd Sibras xaw ma. la Baratal. voilà le cas de Baratal pourquoi mënuñu ko jàppale mu gën a jógaat dem ñoom ñi nga xam ne ay Kabiru Mbodj ñoo ñëpp aussi ñoo xam ne c'était des jeunes yu ñëw fii comme parce que da ngay ñëw ci sa réew am sa xam-xam am sa teraanga indi ko fi ñu yàqal la def la les bâtons dans les rues ba nga perte da ngay obligé delluwaat feneen parce que Cheikh Ahmed Tidiane Sy ko yaram nee na nit fa muy toroxe dëkku fa muy ama teraanga fa la dëkk dañuy obligé demaat exilé wu dem ci beneen dëkk yóbbu fa seen xam-xam ak seen compétence mais nañ essayer indi ñooñu domaine bi ñu mën di ci évoluer ñu jàppale leen ci su ko defee bu kenn ku ne dimbalee fukki nit léegi chômage bi wàññeeku. mais moom la Madina Dieng di wax ni dëgg la xam nga fii da ngay dëgg les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dafa mel ni sunu état yi des fois dañuy du ñu bëgg seen doom yi wala ñi nga xamante dañuy liggéey bu baax et aussi nañu bàyyi la promotion de la médiocrité bi ñu nekkee nañu ci dimbali. Aïcha en tout cas ñu jublu ci ñaareelum ponk bi bu ko defee nga jukkil ñu ko Binta. mi ngi noonu Asma bu ñu jógee fële nga xamante ne moo di Côte d'Ivoire ak Tidiane Thiam bi la yoon nag dañuy utali fële nga xamante ne
moo di Kenya à la découverte d'une femme boo xamante ne jigéen bu mën góor la moom Wangari Maathai génn àddina waaye nag Asma laata muy génn àddina planté na lu toll ci 40 millions d'arbres ci continent bu Afrique moom la ñuy dem découvrir dellusiwaat léegi maam si di tonton Mabo bu baaxee ñu dem dellusiwaat. Afin de récompenser son engagement écologique et son combat politique en faveur des droits de l'homme, sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix, le comité Nobel a choisi de lui attribuer son prestigieux prix. Nous sommes à Nairobi, 8 octobre 2004. Wangari Maathai est la première femme africaine prix Nobel de la paix. Wangari Maathai est née le 1er avril 1940 à Nyeri, au Kenya, dans une famille de paysans. Elle est d'une famille de 6 enfants. Elle s'occupe de la majorité des tâches ménagères, comme c'est la coutume dans l'ethnie Kikuyu, dont elle vient. C'est grâce à la mentalité progressiste de ses parents fermiers que Wangari Maathai a la chance d'aller à l'école en 1948. Toute sa scolarité se déroule au Kenya. Élève brillante, elle obtient alors la bourse d'études John Fitzgerald Kennedy, octroyée par l'administration américaine, qui lui permet de poursuivre ses études au Kansas, aux États-Unis. En 1964, elle est la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un baccalauréat en biologie décroché au Mount St. Scholastica College à Hutchinson, dans le Kansas. Après un court séjour en Allemagne, Wangari retourne au Kenya où elle obtient son doctorat et devient la première femme noire à accéder au poste de professeur au Kenya. En 1977, Maathai fonde le mouvement Green Belt et se lance dans la lutte pour les droits des femmes, mais également pour la cause écologiste. Le Jour de la Terre, événement annuel mondial et plus importante célébration environnementale, elle plante 7 arbres en hommage aux femmes engagées dans la défense de l'environnement au Kenya. Affectueusement surnommée la femme qui plantait des arbres, elle fait planter, grâce à la collaboration de nombreuses Kenyanes, plus de 40 millions d'arbres sur le continent africain. En tout cas yaakaar naa ni doon na jàmbaar tigi. Elle me rappelle justement kii nga xamante ni moom moo di Khady Camara ndax lu mel noonu lay wax ak moom lay bëgg a def naan nañu jëmatal benn garab par famille par kër mën nañ ko def ci balcon yi dafay doxal environnement bi te dina aspirer lu bëri ci li nga xamante ni moom moo di pollution bi. mi ngi noonu Asma, nous venons de découvrir la première femme africaine prix Nobel de la paix moom nag li ko may mooy li nga xamante ne mooy li mu teg en place di Green Belt planté lu toll ci 40 millions d'arbres dans le continent africain. Jigéen bu mën góor la boo ko gisee rek da nga koy xam. mu am bourse John Fitzgerald Kennedy loolu permettre ko mu dem jàngi nekk itam la première femme d'Afrique de l'Est bu am baccalauréat en biologie nekk nag koo xamante ne je pense que ñëpp xam nañ ko et que sa mort avait attristé plus gis nga ko ci combat bi nga xamante ne lay mëne ci wàllum écologie bañ na ko da ko topp sax ba mu génn àddina parce que bi muy décédé nee na cercueil-am bëggul ñu dagg bois defar ko ci mais nañu jël ay genre feuille ak yooyu def ko genre cercueil-am donc mëne na combat am jusqu'à sa mort bien que loolu valoir na ko. Elle a été emprisonnée un peu partout fu nekk gis nañ duggam en politique candidature am ñu refusé ko mais elle s'est battue jusqu'à la mort dem ba borom këram Asma nee na kii jigéen la boo xamante ne kenn mënu ko contrôler tellement elle déborde d'énergie mais nekk jigéenu Afrique yoo xamante ne à chaque fois quand on donne des repères dañ ko ciy gis et que j'invite les jeunes yi nga xamante ne elles veulent se battre dans la vie nañu dem découvrir ki nga xamante ne mooy Wangari Maathai benn vie boo xamante ne expérience kese nga siy gis te mën na nekk ligne de conduite ci kenn ku ne toll ci buntu àddina war a fighting Asma. En tout cas merci beaucoup recommandation bi ñu ñëpp danañ si bàyyi xel cant ak ngërëm ñeel na la faw nag ñu dugg ci koor gi fii ci suñu réew delluwaat dem dëkkaat bu ko defee ñu def lii Daara J Family wax tukki neex na ndax wuti waaye nag dellu si baax na ndax xam ki nga doon yaay booy taxawaayu jigéen la ñuy waxtaanee ci weeru koor. tey foofu lañ dugg ma jëlee fi nga xam ni foofu la Binta Ba terale muy njàmbaaru jigéen yàgg na ci àdduna jigéen ñi dañu brave dañu am jom nangu liggéey nangu coono boo génnee ba fekk jigéen ñi Amérique wala France wala fu mën a doon ña ngay daan seen doole fii jigéen ñi à 5 heures du matin ils sont déjà sur pied daw wuti jën jaay kon jigéen yàgg na ak jàmbaar ñu indi nag tey taxawaayu jigéen ci weeru koor muy weer woo xam ne que on a l'impression que ci la ñuy gën a dépenser suñu xaalis te loolu jigéen ñi ñoo ci ëpp ñu war a taxaw seetlu lan moo ko waral ak lan la ñu war a changer mooy sa taxawaay ci sa biir kër koor du dama woor rek dama war a lekk lépp da ngay def tout juste le nécessaire loo xam ne kii ndogu dina ko soxla waaye xam nga boo melee ni Makhtar Diop wala Pambay bëgg loo romb ci mbedd mi ne madame defar ko bëgg ko lekk tàmbale ko ci gerte caaf ci akara ci peñe lu la ñu tegale ko te mënoo lekk lépp
donc dafay def plus de dépense dafay tax jigéen ñi di def ba def loo xam ne mënuñu ko tu as l'impression que su koor jubsee da ngay xool boutique yiy jaay ndab elle se bouscule là-bas te loolu warul nekk weeru koor war na la fekk ak bagage boo xam ne pour tous les jours la mu nekk weer bu sacré ñoo xam ne dañ koy vénérer di ko utal yu ndab yu bees di ko utal bagage yu bees waaye war na nekk la vie de tous les jours pour jigéen bu nekk parce que sëy beesalaat la même boo sëyul nekk ci sa kër sa ak doom parce que am na ay jigéen ñoo xam ñi ngi dund ak seen ay doom ñooy seen ay jëkkër seen doom yi ñooy seen ay wéttal seen doom yi ñooy seen ay yaay ñoom la ñu nekkal di leen teral waaye dépense bi ñuy dépenser ci koor dafa bëri togg ñetti togg teg lu ne loo romb jënd ko indi ci kër gi loolu je crois que c'est trop lekk am na loo xam ne bët du suur day xool rek surtout boo xiifee luñ la tegal def nga ne lii bu ma ko lekkee mu jeex te soo ndogoo tuuti nga ciy lekk tu as le ventre rempli kon loolu war nañ ci indi ñu wàññi suñu ay dépenses gën ci ëpp taxawaay ci sa biir kër parce que jigéen rek du ki liggéey rek moo war a xëy dem liggéey am na jigéenu jàmbaar boo xam mi ngi ci kër mooy bale mooy raxas mooy dem marché mooy togg mooy yàq mais kooku ci ban heure la koy def am na ñoo xam ne elle passe toute la journée à dormir dañuy nelaw te weeru yërmande la weeru promotion la yow soo mënul def dara sax na nga yeewu yor sa kurus boo amul dara nga def istighfar def allahumma salli ala sayyidina Muhammad julli ci yonent bi weer la boo xam loo ci def am yiw mais nekk ci kër da ngay nelaw ba 2 heures 3 heures ngay yeewu 4 heures fëlëx fii daw marché bala ngay teg café gi nit ñi ndogu xale yi di laaj waa ana ki nga naan xaaral mu tàng nga boyal fee di laab bi ci kër gi woor naa di tëdd ka jóg c'est pas normal woor daf lay may sax force li ko ci wax sànq daf lay may benn dynamisme parce que boo yeewoo boo teelee jóg def li nga war a def soo paree tëdd tuuti noppalu waxuñu nga nekk ci journée bi yëpp di nelaw mais nga teel a yow tal sa kër ñu toppatoo raxas bi toppatoo bale toppatoo togg bi def ko à l'heure waaye bala ngaa mën a jóg rek ñu ne 6 heures jot na bala ngay teg ndox ndogu jot ñu war duñu ndogu à temps sa jëkkër di kaas xuloo bi fii tout le monde a les nerfs tendus loolu dañ ko war a éviter wàññi nag dépense yi parce que jamono neexul les temps sont durs Sénégal metti na kenn ku nekk na nga xool li nga mën nga def ko c'est pas parce que diw am na lii rek daf koy def que mën naa ko def ñu boole ci aussi solidarité yow miy jigéen nekk ci kër gi di sëy nekk ngaa koo xam ne ci suuf amul ndogu wala heure ndogu mi ngi ko fekk ci suuf muy jaay wala muy liggéey soo mënee am sa kaasu café sa daggitu mburu wala benn tàndarma def ko adday yonent bi jox ko daf lay dimbali parce que benn tàndarma rek boo ko leel nit kenn xamul yiw bi ni mu toll dëgg la kon loolu nañ ko ci bàyyi xel waaye nekk ci sa kër sa dara manqué wul sooy wàcc sa oto jënd lépp ñu gis muy yéeg bët baaxul ñame ñam ñi ngay dëkkal ñu gis sa yëpp te duñ ci ñam mais des fois sax tu fais un bon plat nga defar ba mu jekk nga ne joxal ma tonton bi ci suuf mais da ngay gis ku dëkk ak nit doo ko nuyu doo ne asalaam waaw am na fi da ngay gis ñu bon benn appartement duñu xamante soo rombee sa voisin doo ko saluer après da nga yëkkati loxo mel ne tubaab te ñun ay nit ku ñuul lañu ay olof lañu ay sénégalais lañu dañu war a am jàmm dañu war a am itte am jàppalante bis bu ne nga sëpp sabal ko gis koo xam ne ba ko joxe kaas café mu naan ko dëgg la bis bu ne nga gis jàmbaar ju toog di liggéey di jigéen ni yow te ëppale woo ko dara attache des fois moo lay dàq gën laa jekk mais mu ngi privé lépp di jaay pour lu mu am yow yóbbul ci njabootam mais li nga koy sarax du la wàññi dara nañ ci yokk solidarité bi ñi am teraanga nañu xam ne dem hôpital xëy suba ne sa jabar toggal ma tey ceeb defal ceeb bu yàpp benn 5 kilo sax wala fu kem kàttan togg ko ba mu yegg nga taal sa oto dem yóbbu ko buntu hôpital te ko fa dem gis naa Tiwaawan koo xam ne def na ko pendant ñaata at kenn xamul ki koy def chaque jour dafa am mbanam bu muy togg këram koor ak budul koor suñ ko toggee ba 1 heure au plus tard dañ koy yàq yóbbu ko buntu hôpital teg ko fa dem boole ko ku koy séddale ku ñëw ñu tibbal la nga dem añ ak reer te kenn xamul ko koy def te musu ko wax musu ko doxee musul manifesté wu pour te dire ku sopp ku mel ni man moo fexe ba xam kii togg kan la moo tax nag musu koo ñàkk itam de añ mbana tous les jours ci këram reer ak añ rawatina weeru koor yow mi yàlla may doole nga wàcce say saucisson wàcce say fromage wàcce say yëf des fois xoolal koo xam ne ci koñ bi bëgg na ko mais am ko parce que lu baax ko ne bëgg na ko nga tibb nga def benn sachet defal ko ci dara ne ko demal jox ko tonton diw demal jox ko paa diw mais ko dul noonu boo ko teralee du ko nangu. et puis maman nous on a perdu cette habitude de woo say mbokk ñoo gëj a gis tey ma ndoggu si fii tey de ci semaine bi diw ak toute la famille dañuy ñëw ndoggu si c'est important parce que day resserrer li nga xamante ni moom moo di lien dañuy wax suukaru koor yaay man de damaa dugg si négocier ba pare xam ne ni ndekete ñi nga xamante dañuy jooy ni suukaru koor daa metti joxe ko daa metti dañoo teg seen bopp lu ñu àttanul ndax nit ki boo tegee sa bopp li nga àttan yaakaar naa ni xam nga loolu lu tax xam nga loolu mag ñi ñu ko daan def yàq koor
moom lañ ko daan def mais daawuñu ko def alal comme léegi. ñii di yóbbu biisu ñii di gaare oto. ñii di def lu dul jeex loolu amul woon. bu njëkk ki nga am mooy tey marché neex na sama càmmiñ ñëw na fi may ma sama junni wala sama jëkkër marché neex na ma defar sama ñaari ganaar defar benn bi ba mu baax ma fekk sama yaayu jëkkër fa mu nekk. ma jox ko. wala sama papa jëkkër fa mu nekk ma jox ko. wala sërëm bi ma dëkkal ma jox ko. teraanga la en guise de raffermir les liens parce que koo teral mu rus la. te bu njëkk gis nga cordialité bu ñu daan doxalee mooy di la jox teraanga mu delloo la ko loolu moo daan indi diggante yi rafet soo gisee léegi li diggante yëpp ñagas na. da ngay gis sa goro sax des fois nga gis koo xam ne rapport bi mu war a am ak goro bi jur jëkkëram amu ko ak moom. li nga defe ni mooy teraanga du teraanga parce que gis nga yëg ak yar ak sa fofaale am na ñoo xam moo leen gënal teraanga bi nga leen di jox. am na goro yoo xam li ñu am seen jabar doom amu ko. dañ lay jox sax ne la dama jox sa njëkkee. dañ lay jox sax am seen dara la dama jox ko pour nga defar sa diggante ak moom la parce que nit aussi sooy sëy bu nee alxayri da nga war a sëy mais soo bëggee woy da nga war a def teraanga nag ci sa kem kàttan ak ni nga ko mënee. parce que daanu daju suuf te teraanga du jeex mais kenn ku nekk li nga am boo ci jëlee jox ko ki nga amal affaire mais su ëllëgee mu xam ni fii la doole yem. te gis nga ñëw doole yàqul ànd. mais nag maman dañuy wax benn affaire ci suukaru koor yooyu nee nañu boo defee ren sangam déwén bu fekkee ni xaaral ko est-ce que du société bi moo dem ba tollu foofu est-ce que nit ñi tamit comme ci weeru koor la ñu nekk ñu war a defaraat jikko yi jotul ñu wax te lii jigéen moo koy teg morom jigéenam ndax góor ñi boo leen ne suukaru koor la sama yoon nekku si yëfu jigéen yooyu noonu lijjanti leen ko ci seen biir kon jigéen moo fi nekk di teg jigéen li nga xamante ni mooy diis ci moom est-ce qu'il serait pas temps juste de savoir que un cadeau on ne choisit pas et que lu la waaj yi defal rek bu la defalee tey ren mu bëri nga déwén mu def lu ndaw nga xam ne ni xëy na diggante ren ak déwén doole moo wàññeeku. mais Asma xam nga nit ñi ñoo faussé seen départ te àdduna du course de vitesse course de fond la surtout sëy soo ci dee tàmbali dooral loo mën man li ma mën laay def te kuy jigéen am nga jëkkër amoo jëkkër yaa ngi ci néegu sëyloo kenn ku ne xam na ni ku sa la yàpp bopp réer làmba sam kaang. waaw. loolu lan la yaay. sa yàpp bopp réer. làmbar sam kaang boo jaaxlee xool ko ci sa bopp. yaa ngi sa kër am na loo mën am na loo mënul sa jabari càmmiñ bu ko teg lu mënul na ko def ci kem kàttanam te ni mu ko mënee te du ko déranger du ko yàqal dara. mais dañ koy wax sax si jigéen ñi may gu dëkk moo gën. may gu jëkk soo àndeek nit di ko teral def ko li nga mën mais tey dañ ma takk ren rek naa def oto duy ko ba mu fees naa def la de pourquoi. du course de vitesse course de fond la loo xam ne. giiru dund la jëm. def ci li nga mën te ki lay teral jox la li mu mën ci kem kàttanam na la doy. na la doy jamono neexul les temps sont durs. bari lu jigéen di def ci kër loo xam ne góor jox ko ko. jomam ak njàmbaaram rek moo tax mu di ko jox di leen ko teralee. nga bëgg ci jël en général foo fekk koy xeeb ak di xas du ko joxee. te li ci gën a yéeme nag buñ la woowee rek soxlaa tax. am na ñoo xam boo gisee seen numéro rek da ngay tiit. mais coach loolu man dama siy xaw a gis sama bopp. parce que moi je suis pas très appel et pourtant des fois quand j'appelle. maman Ndak li mu wax dafa am solo gis nga sa nit da nga koy mën même bu dee yoroo de temps en temps nga koy woo di ko ziar di ko nemmee ko bis boo amee soxla wax ko moo xam ne kii kat bàyyil ba soxla am mais am na ñoo xam ne lu warloog yow ak ñoom war leen ko jox chaque le 5 wala le 10 su ñëwul sax ñu woo la te duñ la woo sax ndax yow mi liggéey am nga jàmm yaram. pour liggéey am wala tal nga ko wala tal nit da nga koy seet. sa nit da nga koy seet. c'est important kon maman taxawaayu jigéen ci weeru koor gi moo di dafa gën a war a gën a doon jéegu puso gën a ñaw gën a defar waaye tamit war a yéwén te jàngal ko njabootam. waaw te defar kër yi jéeg yi ñooy yàq kër yu ci bari da ngay gis ku nekk am sa ñaari doom ñetti doom kenn ku ne am jabar nga ñëw fekk diggante bi tendu les relations parce que bañ ak laa mën a dëkk sax te dañuy jàppante mais yal nañ ci Yàlla musal ñu bokk ndey di am xaar ma yàlla yal nañ ci Yàlla musal te ki ko xam nañ ci jóg pour defar ko mu gën a rafet am na loo xam ni rôle jigéen la yaay defar ki bàyyi ñëpp tànn la choisir la parmi tant d'autres soo ñëwee war nga ko mën a dal dara yow ana diw gëj nga ko gis doo ko woo seet ko sa rakk la ne suba dama koy invité ndogu sa yoon du ci nekk da ngay wàcc rek fekk ko mu toog jigéen mooy defar mais jigéen du xàjjale jigéen du yàq diggante ñu bokk ndey mi ngi mel ni yow nga sonn ci kër jur ci ay doom ñu xëy di fant siro kii jaar nii lu la réer nat ko ci sa bopp te loolu lépp li bu ëllëgee di nga dajeek moom te ki nga bokkal ndey du sa mbokk sa bopp la sama yaay nee na ki nga bokkal ndey du sa mbokk sa bopp la. léegi nag yaay pourquoi parce que jamono plus muy dox plus ñuy gis lu mel noonu jigéen di yàqal jigéen mbaa di tas këru jigéen. waaw pourquoi mënuñu fexe te boobu léegi nag mag ñaa ngi wax ku ci mel ni maman Ndak mi ngi ciy wax nañu rafet xol yi raxasal xol yi gën a ànd gën a jubóo pourquoi nous femmes avons du mal justement à en arriver à cette grande. xam nga dama am habitude di wax toujours ni ki mën du soxor. ki mën du soxor gis nga ki baax ci kër ndeyam ak kër baayam baax ci ay bokkam bu nemee wujje day baax
bu sëyee fekk fa goro ak njëkk day baax alalu yàlla la moo seet ku ko neex mu def ko ci moom mais am na ñoo xam ni dañu réfractaire ci lu baax dañu tëju bëgguñu ko baax bëgguñu ko def lu baax soo dee gërëm ni sax mu nit ñi dañoo ñëw di wax indi ci kër gi ay tentamment di def lii te ku am def ko wàññiwul dara mais nit su dee def lu baax da nga koy encouragé mais ñëw ci kër di sëy si fekk fa sa ñaari frère jëkkër fekk leen ñu am jàmm nga ñëw def distance yow de kii jabaram nee na lii ni mu lay xoolee boo kii indi fa ay problème yoo xam ne yàq askanu jàmbur yi te bari na ay jigéen ñoo xam ne duñ ko nangu am na ay mères de famille dañuy veiller ci seen comportement yow ak sa frère naka ngeen di àndee. mais man daal pourquoi nangu bi jafe léegi nit ki li mu mën doo ko nangul. iñaan pourquoi du ñu nangu joxe cër. soxor mënu tere les méritants ñi nga xam ne am na loo xam ne bu ñu mën woon tak lii kan moo ko mën du ma chercher à comprendre dama naan lii liggéey Binta la lii liggéey Asma la lii liggéey Mama Ndag pourquoi ñu toll foo xam ne dañuy suul jëf. xam nga tax ñu sonn suuluñu jëf dañoo soxor. suuluñu jëf dañoo iñaan méchanceté degré de méchanceté. parce que xam nga lu tax da ngay judd rek indi rivalité da ngay gis ñoo xam dañuy judd rek ne pourquoi kii toog fii ci télé bi di wax te maa ko dàq wax te saa yoo xëyee gis ku ne man diw rek a ma saf am ku ne man safuma elle me dit rien c'est ça la vie mais il faut accepter. gis nga les relations il faut qu'on les accepte. ki saf Asma ndaak neexu ko ki bëgg Kër si Moussa bëggula déglu Binta. kenn ku ne am na ku la ñor saf la koo xam ne soo soñoon moom ngay déglu ki baax nag yàlla binde ko baax mooy nangu lépp te loolu ça se cultive dès le bas âge nga soo amee sa doom bu ko yar ci soxor gis nga bëgg a toog moom rek Papa Cheikh Diop Kër Maas mu ngi leen nuyu bu baax di maa ngi koy delloo bu baax a baax sama comme tuwaawoon la maa ngi leen di ziar mais yor sa mbaax yow rek mooy xale toog yor yëfam soo ko ne mayel sa rak bu mbokkal ndey baay mu bañ wala mu jaral ko jooy da nga koy teel a duma mu xam ni l'esprit de partage foofu lañ koy jàngee suñu yàq ci booli ñëpp bokk ku ne di xool li sa morom di lekk soo amee nga di ko demal may ko suñuy may la am yaay may la am na xale yoo xam ni nii la ñuy toll suñu amee maman am may papa man la demal may sa frère demal mooy jànq bi ci kër gi pour wane ni ñëpp yem on doit faire du bien à tout un chacun te ku yéene nit ñi jàmm am jàmm Asma c'est important maman doom yi nañ leen yer waaye tamit bu ñu temee ba màgg mbedd am lu mu war a def ci ñoom nañu am tamit delluwaat ci yàlla parce que dafa mel ni am na mag bu doon wax mu ne maman ki bañal jaam yàlla ji yàlla la bañalul jaam ji waaw mais xam nga loolu mag ñi li tax ñu raw ñu dañu njëkkanteeg mbedd mi parce que xale bala ngay génne ci mbedd mi am 6 ans 7 ans léegi la xale di am ñetti at na ci mbedd mi mais bu njëkk amul woon âge boobu ci nga koy jàngale les bons comportements la bonne tenue am savoir vivre xam foo war a fëgg bunt wax ndànk dox ndànk am éducation de base boo xam ne bu ëllëgee moo lay permettre te Asma li àddina bi di yàqu-yàqu ba léegi am na ñoo xam ni ñi ngi am les bonnes éducation parce que am na ñoo xam ni seen papa dafa njëkkanteeg ñoom ci mbedd mi soo demee ci mbedd mi ba ñëwaat lu ñu ci def ma génne ko ci yow kon loolu am na solo nañ fay ci taxawaayu njaboot yi yar leen jigéen ñi xam ne ñoo yor kër yi ñu am esprit de partage di boole di def lu baax di tibbalante ak di sarax néew doole ci. très bien en tout cas mi ngi noonu loolu mooy taxawaayu jigéen ñi ci weeru koor gi sama yaay ji doon dikk si ak ñun merci beaucoup maman dañuy ndar képpe émission bi file tey di koor gi daf maa teel a jàpp xam naa daal ay nelaw laa gën a jege ko leneen. yal na yàlla dolli sutura. ya rabbi. Asma ñu ngi kontaan di béggee waa téléspectateurs yi nga xam ne ils sont tout le temps câblés connectés scotchés sur la Sen TV di leen ñaanal comme nit ñuy ñaanale gis nañ retour yi positif na gis nañ ñaan yi da ngay tase nit mu lay ñaanal ba sa yaram day daw ci Mama Ndak ci yow di la limal équipe bi yëpp ba Sen TV du matin jusqu'au soir di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am contentement di ñaan rek yal na yàlla tàppe xol yi ni ko Mame Dabax daan waxee yal na yàlla defal jàmm nit ñi nañu yéenante jàmm lu nit am nga jox ko lu nit am nga doyloo ko Asma nañu yërëmante te jàppalante te yàlla rek a tax. Aïcha mi ngi noonu te lu jeex nga nangu ko. Binta Ba merci beaucoup. mi ngi noonu Asma comme ni ko coach Moussa waxee xam naa wax ji moom ferenkulaay na du ñàkk dañ ci yokk ñaari kàddu rek Asma mënta ñàkk. sànni na la xeer bu yàgg. moom mi lu jeex nga nangu ko yow moom mii laa sànni xeer. waaw mënta ñàkk coach xam nga tàggatoo. donc ki daa doy waar. tàggatoo di nuyoo nii. coach boo waxee wax ji lépp ñun tamit lu ñuy wax. wax ji ferenkulaay na Asma ci boppam moo ma neexul moo wax ko en direct kii. man bu ma la neexul kalaamel yàlla yow neex nga ma Aïcha Aminata Diop Ndiaye nee na merci yaayu Asma kon xam nga ni Sénégal Ndiaye gi xam ne ni Mama Ndak mooy sama yaay. Ousmane Diop nee na félicitations Mama Ndak. ok nee na yaayu Asma de leen wax yaayu Asma léegi. kon su paree nga delloo nga ma. waa jëlal yóbbu. waa kay ñu yendoo jàmm ak salaam mbokku téléspectateurs yi. maman.
waaw maa ngi nuyu sama rakk ji ma solal tey Ndeye Ngone Badara Kor Boubacar yaay Mami Kunta maa ngi koy ñaanal yàlla yokk ko bu baax a baax maa ngi nuyu Aji Soda Mbaye ca Thiès mu ngi may seetaan sama rakk la mooy sama ñetteelu borom kër mooy yaay Ndaak Youssou gis naa message bi kontaan naa sal mu jigéen yaay yàlla na yàlla jàggal jàmm suñu diggante yokk la bàyyi la ci kanam njaboot yi ba ñu fekk seen njariñ maa ngi nuyu waa Tivaouane yëpp nag mënuma lim ba ci ki may nuyu léegi nii dëkkër Maas sama bokk waa HLM ñëpp maa ngi leen di nuyu daal ku léegi fa ma dëkk ñëpp maa ngi leen di nuyu Aïcha mi ngi noonu man maa ngi nuyu sama rakk ji Astu kooku bu dikkee fii ba fii dafay dëggal ni man maay taawu maman Ndak nag wax dëgg yàlla te njëkk a juddu njëkk a baax néew ma kenn bonol ba tey sama rakk yëpp a baax macha allah damaa dégg Coach Moussa tàggoo nga sa yoo nekkatul si man Aïcha mi ngi noonu sama rakk ji maa ngi koy ziar bu baax a baax c'est avec un immense plaisir tey ñu jàkkaarloo ak moom kon ñoo ngi koy ziar di ziar papa di remercier la régie pour émission bi tey waaye tamit di leen jox dig daje altine incha allah ci yeneen beneen édition suba teel. Today at www.mikeys.com.